salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu comme niñ koy defee yéen saa su ne rek yéen a ngi àndaat ak seen chaîne bu mag bi di Africa Press 24 tey nag dama dalal kenn si ki nga xamante ni moo ngi nekk si Dakar Dem Dikk dama koy nuyu rek daal di dugg ak moom si li nga xamante ni moo di waxtaan bi Omar nuyu naa la. waaw Charata maa ngi lay fay di nuyu waa Africa 7 yëpp ak sa technicien bi nga àndal di nuyu waa Sénégal yëpp rawatina Dakar Dem Dikk et surtout le site 3D bi nga xam ne man maa ko jiite. est-ce que mun nañoo xam kan mooy Omar Gueye ñi lay seetaan. waaw man Omar Gueye maa ngi dëkk Thiès juddoo fa yaroo fa màggee fa yaakaar naa ni fa laa jàngee tey métier mi ma nekk fa laa ko jàngee ba yàlla def tey j'étais dans les projets ci français yi ci américains yi ba yàlla def aussi ma dugg ci transport ba ñëw tey Dakar Dem Dikk vraiment ni ma fa duggee ak fi ma toll tey di sant yàlla bu baax a baax di ko sante samay waajur di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla xaral leen àjjana parce que gis naa ni lii lépp ginnaaw boo dëggoo liggéeyu waajur la waaw. fan yee passé ñu daal di gis nga def benn sortie ci benn télé Thiès ñu wax ci wàllum li nga xamante ni moo di corona bi coow bi xaw a bëri trop est-ce que mën nga ñu see ñëwal. waaw yàlla baax na ba nga waxee loolu parce que nit ki boo koy jugé da ngay def rétroactif mooy waxu bërki démbam ak tey da nga indi ba dara xewagul ma génn di def sortie avant ñuy tabaski di wax ci problème mu mbas mi maanaam xaalis bi nga xamante ni état bi accompagné woon na ko Dakar Dem Dikk ba transporteurs yi di wax ne waruñoo jox loolu Dakar Dem Dikk tey bañ koy séddale yàlla def le directeur général Moussa Diop moom mooy directeur général bi séddale bi ñu ko doon séddale ñu yaakaaroon ni tey Dakar Dem Dikk li mu liggéey ci Covid 19 bi ci transport bi fii bu ñu demee ba jox ko xaalis ñuy neexal dañoo waroon a neexal ñi ko yeyoo moo doon les conducteurs receveurs techniciens programmation contrôleurs yi chef de gare et cetera et cetera mais defuñu loolu dañu jël xaalis bi jox ko ñoo xamante ni waruñu leen koo jox mën naa administration ñu ne ci bureau bi ay chef de division ay cadre ba am ñoo xamante ni dañu xool digganteem ak seen borom ñun leen jël leen ñu bañ ne duñ ko jël parce que yooyowuñ ko ci laa génnoon doon dénoncé nag mauvaise gestion bi xew Dakar ak ni nga xam ne noonu la ñuy doxalee kër gi te booba dara xewagul may interpellé président naan ko naan wax ci Dakar Dem il est temps parce que kër gi yàqu na booba dara xewagul boobu bërki démb la avant tabaski kon tey yaakaar naa bu lii amee wax dëgg yàlla xam naa ni daal bokk naa ci ñu war a wax te li may wax it lu ma xam la parce que tey suñ ma laajee li ngay wax da nga koo xalaat wala da nga koo xam dama ko xam parce que loo dund ngay xam te dama koo dund. yow da nga gis ni xaalis bi dañ ko jox ñi nga xamante ni yelloowuñ ko ginnaaw bi nga xamante ni jëng nga bay xeex pour ñi nga xam ne yelloo nañ ko ñu jot seen xaalis est-ce que sotti na wala sottiwul. waaw ba yàlla defee tey affaire bi ñu def ko ci suuf ñëpp yëg ko yàlla def tey li ci gën a grave mooy da ngay xool benn bureau ñoom ñëpp ñu yam garaat bokk ndey bokk bàyyi ñu seppi ca ñaar ñu yoxoosu dem jël ne mukk bi ma ko yëgee nag en tant que syndicaliste ma dénoncé ko ci la affaire bi toj bi mu tojoo nag doon nañu wëlbatiku ne voilà léegi am na xaalis bu ñu leen desaloon bu ñu leen ko joxee dinañ ko joxewaat waaye yaakaar naa ne fi mu ne nii le coup est déjà passé parce que ki fi nekkoon moo defoon loolu dem na kon leneen la ñuy wax dinañ continuer nag ñun en tant que syndicaliste di réclamer ñi nga xamante ni ñoom daal war nañoo war a am ci xaalis boobu ñu jox leen ko. li si mel ni que ki nga xamante ni moo di directeur Dakar Dem Dikk bi ñu dégg ne dañ ko dàq si wàllum troisième mandat bu mu wax mën nga ñoo leeralal si loolu. waaw gis naa tey vraiment journaux yëpp presse bi ñu ni troisième mandat bi moo tax président dàq ko waaw muy victimiser wu c'est très normal c'est un avocat day anticiper ñun ay syndicalistes ni loolu kenn duñu ko jàngal parce que tey. mauvaise gestion bi ma doon dénoncé depuis boobu ba léegi mu xam ni dañ koy dàq moo tax mu anticiper ne su ma waxee loolu tey dañ may dàq waaye déedéet loolu tax mu rëcc parce que li dama wax ko mooy Dakar Dem Dikk ku nekk xam na ni
avant temps Ablaye Wade grève parce que boobu on avait des problèmes matériels compensation foncier bi nekkul suñu tur mais sérieusement ba président Macky Sall ñëwee li mu njëkk a def mooy dafa xam Dakar Dem Dikk parce que yoroon na ministère bi ay jamono transport mu ni bëgguma fee dégg coow tey bu fekkoon ni looloo tax comme ni ñu koy wax politique a tax mais Dame Diop apériste la te Macky Sall da ko fay jëlee indi fi Moussa Diop du apériste parti boppam la yor allié la lim ko santoon mooy liggéey te Moussa Diop bi muy doog a ñëw même pas un mois moo taxaw ci télé bi mu ni dama bëgg état bi jox ma sama xaalis li ma ameel jox may matériel pour ma mën a liggéey def résultat moo ko wax président xam loolu comme que moo ko fi teg mu jox ko 475 bis tout neuf retourné foncier bi nga xamante ni dañ ko doon ñaan jamonoy Ablaye Wade ñu bañ mu jël foncier bi def ko suñu tur mu wëlbatikuwaat dette croisée bi nga xamante ni mooy compensation yi maanaam bu ñu la amelee 4 milliards jox la 3 milliards mu des 1 milliard ba ñu ko cumulé muy 16 milliards man mii maa dem ci Boun Abdallah Dionne wax ak moom kayit bi wane naa ko fu nekk tey mu ni je vais régler le problème ñu régler problème muy 16 milliards ñu jox ko en attendant 16 milliards yooyu di ñëw mu ni léegi foncier bi dama ciy jaay 8000 mètres carrés yoo xamante ni léegi dama koy jaay parce que amuñu direction générale dañuy luyee ba tey ma tabax ko ci kaaru Ablaye Wade yi nga xam 275 la woon même pas 4 ans yi paani mu yëkkati leen kon moom boo xoolee 475 bis tout neuf plus 275 bis muy 750 bis kon moom tey jii Dakar jii ñu nga xamante ni mooy réseau urbain bi état di ko subventionné lu mu dee 750 bis bu 250 yi paanoon sax nga mën a dawal 500 bis mais fii may wax ak yow 100 bis sax mënuñu koo génne lépp dafa paan dépanawul dara te amoon temps boo xamante ni wax dëgg yàlla li ñu état di jox ci compensation li mu jaay ci suuf si mënoon nañoo tamal direction générale dépanner par kaar yi état li ñu ko war a jox comme que jox nañu lépp mooy fréquence régularité bi nga xamante ni population moom la ñuy xaar ci ñun parce que dama yàgg a taxaw ne bis bu matériel amee incha allahu rabi fréquence 17 minutes ngeen am benn régularité mais tey loolu yëpp bu amul moom moo doon faral di wax man la fi Macky Sall teg man may rendre compte mes pouvoirs mes prérogatives kon nag tey na ko ñeme na ko assumer kon du xam ni tey lañ ko jox lépp yàq na ko asaaloo na ko dénoncé nañ ko surtout man ba ma ko dalee dénoncé ba tey mënumaa tontu yaa ngi dégg def mauvaise gestion xëy ne xaaral ma wax lii su ma ko waxee bu ñu ma dàqee bu ko defee sénégalais yi ne loolu tax déedéet dafay yomb parce que ñun du ñu nangu nekk victime bi nous les travailleurs kenn du ñu sacrifier dóor ko suñu kaw parce que le nouveau directeur bi ñëw li muy njëkk a xool moom mooy tey bu xoolee masse salariale bi xool ratio bi parce que moom ratio lay xool bu ko attanul bu ko neexee mu ni dama yóbbu nit ñi chômage technique mais ñun wax nañu ba wax jotee état waroon jël responsabilité am di xool nu mbir yi demee ba tey ñu jëlee ko fi kon ñun li ñu jàpp moom mooy tey même directeur bu bees bi buy def passation de service na prêter attention ci lu bari parce que gis nañ ni fi mu nekk nii lu laxasu ci kër gi bari na tey jii gasoil pour ñu am ko problème lay doon fi mu nekk nii suñu prêts sociaux yi dara amatul fournisseurs yi kenn faytu leen tey maanaam suñu compte yi lépp rouge te c'est pas normal parce que man mii di wax ak yow ba may jug di collaborer ak moom c'était pour lan bu ñu amee matériel war nañoo mën a liggéey lu ñuy fay en attendant les compensations parce que état du fekk fuy tàkk muy fay fuy saxaar tey coow li bari na fu nekk ngi yóoxu mais Dakar Dem Dikk fii ñu toll waruñu woon am problème boobu kon man li may wax les sénégalais pour ñu xam ko mooy bi may wax yàgg na du tey kon bu ñu ñëwee ba tey mu bëgg a ñëw ne li mu wax moo tax ñu dàq ko mu jug dem noonu bàyyi ñu fii nous les travailleurs bàyyi ñu fii population bi ñu naan looloo tax déedéet loolu amul man nag duma ci sori président moo ko fi tegoon président moo ko fi jëlaat am naa confiance ci ARMP am naa confiance ci OFNAC am naa confiance ci justice bi nekk Sénégal am yaakaar ni war nañ ko limbir ci audit ko mu leer nañ parce que ñun li ñu bëgg mooy vraiment le transport c'est le poumon de l'économie du pays rawatina tey ji Dakar Dem Dikk fii nga xamante ni fii la toll wax dëgg yàlla état injecté ci ay milliards yoo xamante ni président sax moomu ko alalu sénégalais yi yépp la mais li président digle woon ak sénégalais yi mooy dinaa fexe ba indi ay car ngeen di dem di dikk ci waxtu yoo xamante ni ay 7 ay 10 minutes kon tey bu kër gi tollee fii ba nërmeelu ba ma koy yàgg na kon la responsabilité c'est le directeur général c'était un sénégalais moo daan waxal boppam mooy rendre compte
kon nañu taxaw assumer ko ñeme ko rendre compte. ki nga xamante ni moo di Moussa Diop ñi gis ni xeex bi boo seetee yàgg na du tey mu mel ni que xeex bi ñi si nekk bëri na trop mais yow yaa si gën a fës lan moo waral loolu. waaw xam nga dañ ni doomu mbër jàngil bëri des na la ñam man doomu syndicaliste la sam papa c'était le secrétaire général des syndicats des chauffeurs de l'administration du Sénégal def lu ne te lam ma daan wax rek tegul ci dëgg syndicat bokkul ak politique parce que doo fen booy fen mën nañ laa bàyyi bu congrès jotee ñu xam ne fenkat nga doo wax ko tu dëgg ñu bala mais tant que yaa ngi wax dëgg di tegu ci dëgg même bu congrès jotee ñoom ñëpp dañuy xam ni yow waxatu dëgg nga ñu ànd ak yow looloo ma may maa ngi ci sama 10e année 3 mandats def naa ko tey lii ma jug di ko dénoncer ba ma koy dénoncer du tey yàgg na xam fa mu jëmoon parce que li tax moom mooy jël na ay nitam am na droit embaucher kenn terewu ko mais il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut mu ñëw pacte social bi ñu fi tegoon entre la direction ak syndicat yi mooy tey jii boo ñëwee ci kër gi rek mënoo tëb nekk cadre wala nga nekk agent maîtrise da ngay ramper def fi ay at soog a dem concours promotion interne mais deful loolu partem la jël indi leen ñoom ñëpp def leen ay cadre placer leen bu dee politique a tax ña ma war a waxal wax naa ak ñoom ci politique mais ñun li ñu amoon importance rek mooy même boo indi sa nit di ko teg ci place na méngoo diplôme ya mu yor wala mu am xam-xam ba mais loolu amul looloo tax Dakar Dem Dikk boo gisee tey mu demee nii mooy wax dëgg yàlla ab directeur général fa nekkoon nommé ay directeur tous les directeurs ba may génn ne ay figurant ngeen la ma ko doon wax ñuy mer tey leer na mooy du leen bàyyi ci seen affaire te un cadre boo ko nommé dafa war a solutionner quand même mais fii may wax ak yow amul kenn ku ci mën a solutionner parce que mooy seere mooy wiise mooy def lu nekk kenn ñemewu ko woon Dakar Dem Dikk jukko yëpp yàqu mag ak rak xuloo man mii di wax ak yow maa njëkk a dénoncé daj naa ci lu ne tey maa moom tribunal la ñu nekk mu ñëw jël sama bureau bi nga xamante ni sama tur Oumar Gaye moo ci nekk mu nangu ko jox ko koo xamante ni tey jii ci man la nekkoon yaa ngi dégg jël samay cokof disponibilité yi ma amoon yépp yoon jox ma ko mu nangu ko téye ma ko. di ma jaay waral moom mu topp la lépp li nga yor mu nangu ko jox mu nangu ko di ma jaay doole. lan moo ko waral. li ko waral moom mooy lii ma doon dénoncé tey xam nga nekk ci télé yi ratatatatat te ratatatatat amul solo li am solo mooy nga liggéey jëf mais damay demander les sénégalais ñépp nee nañu tey président daf ko dàq ngir li mu wax dafa xam ni dañ koy dàq. parce que dénoncé naa ko ba lépp leer na. xam nga ni un travailleur même boo dee syndicaliste ak koo mën a doon di diffamer di wax lu dul dëgg attaque lu topp un directeur général puissance bi mu am mënul dara ba heure bii parce que xam na ne li muy def làq na ba mënatul a làq nawet bu jot mu ni kaar yi du ma ko génnee ci ndox mi parce que du ma ko génnee ci ndox mi actuellement électronique la waaye li fi jaar ci nawet bari na de te kaar yaa nga ne sa ngém ce qu'on demande le président de la République Macky Sall on a confiance à lui moo ko fi tegoon ñuy coow boobu ba léegi dindi na ko fi ñun amuñu temps bu ñu perdre suñu kër la ñu am mais on va pas payer les pots cassés dañ koy wax fii mu leer ak ku mën a ñëw ak ku mën a doon ñun suñu yoon nekkul ci loolu ñun kër gi moo ñu soxal travailleurs yi tant que ñi ngi taxaw ci loolu amuñu moo kenn problème mais ku taxawul ci loolu bëgg a def neneen ndërmbeel kër gi su boobaa la ñu war en tant que syndicaliste dinañ ko def ak ku mën a doon même bu doon état sax dañ koy def. kon yow bu ñu la déggee que kër ga muy Dakar Dem Dikk lépp lu fa yàq rek moom moo ko yàq. waaw lépp lu fa yàq moo koy yàq parce que xam nga tey soo amee ay bis te ña war a liggéey amuñu formation bi xamuñu liggéey bi du dem parce que nit ñi ñooy liggéey te li ñuy liggéey dañ koy xam suñ ko xamee du am problème te tey Dakar Dem Dikk benn société la boo xamante ni mën naa ne la xoolal tey les conducteurs de Dakar Dem Dikk bu ñu la formé wul foofu rek mënoo dawal kaar yi tey ñun ñoo doon formé waa Sénégal Tour waa Gambie waa Mali ñëpp dañ daan ñëw fii tey jii ñun ñoo leen formé kon Dakar Dem Dikk ay professionnels ñoo fa nekk moom rek c'est le seul directeur bu fa jot 475 bis bu fa jot compensation annuelle bu mat jot fa 16 milliards déglu baa dama la fa de di seul directeur boo xam mu yaa fa ñëw fekk pacte social bi organisation du travail bi nga xamante les incombres mais da nga koy teg fa nga ko war a teg moo ñëw ba fu yëloo lépp di def li ko neex te daan ko waxee Macky ma fi teg mes pouvoirs mes prérogatives man maay rendre compte il est l'heure
nañu rendre compte nag dégg naa day dem France le 4 passation de service le 11 xamuñu dina ñëw xamuñu du ñëw te li ma jaaxal nag daan naa dégg wax dëgg yàlla ñu naan ay double nationalité fi ma toll nii dama yaakaaroon ni ñu am nationalité rek ñooy dem yaakaar naa ko xaw wóoruma nag waaw te nee na day dem day dellu siwaat ñun nag ñu ngi koy xaar li ñu bëgg daal mooy ñun duñu nekk victime nous les travailleurs. mu mel ni que seen xeex jeexagul ba léegi lan moo waral loolu. waaw yàlla xam na ni moom direction générale la may syndicat mën nañu ànd mën nañu bañ ànd li tax ànd ñu mooy fii mu jëmoon tey ma xam ko moo tax ba may collaborer ak moom boobu matériel amul alal ñëwul ma collaborer ak moom matériel ñëw alal ñëw ba mu commencé doxal ma xam ni fi mu jëm baaxul ci la ñu am problème ba heure bii may wax ak yow créé na fa syndicat bàyyi ko fa ngir affaiblir ma mënuñu dem attanuñu ma ñu wëlbati kuwaat mu dugg sama syndicat mënul ñu dem yaa ngi dégg te la ma ko waxoon leer na centre médical boobu ñu tojante woon bopp xam nga tey jii li tax ma koy wax mooy syndicat bi nga xamante ni mooy yoroon tey IPM bi dañ moom daf leen a fay 270 millions te IPM ku ne xam na ni tey direction générale day cotiser 3500 travail bi cotiser 3500 trésorerie bi direction générale yor ko kon kay yoonam ca biir waaye xam nga lu ko soxaloon booba mooy turam maître Moussa Diop centre médico xaw ma social maître Moussa Diop ma taxaw bureau ne ko lii c'est pas normal yaa ngi koy seetaan mu ni ma mënoo ci dara keneen mënu ci dara waaye yàlla def na ci kattanam ne woon naa ko sa tur boobu de du fa sax te du am te tey jii may wax ak yow turam ba dindi nañ ko yàgg na. ba ngay wax loolu fan nga ko tegoon. fi ma ko tegoon xam nga mooy lan lépp lu waay di def ci lu ñu la dénk nga yaakaar ni yaa ko moom yow tegul ci dëgg te damaa tegoon ci dëgg yaakaar yàlla xam ne ni travailleurs yi ñoo ma fal kon naa doxal li nga xamante ni travailleurs yi tey jii mooy li war a mën a nekk te moom ma bañ a xool moom la ko neex ngir yaakaar ni moom moo may jox sama teraanga man daf ma fekk sama teraanga daf ma fekk ma nekk secrétaire général mu fekk ma li nga xamante ni tey noonu laa mel man du ma xeex ni système laay xeex la personne de Moussa Diop yàlla xam ne ni ba yow mal xiyaam du ma ko xeex mais système laay xeex jotewuma ak moom dara la ma jotewoon ak moom daal yàlla def na yoratul kër gi dem na li ma koy toppee daal mooy travailleurs yi ma fal te mu war a ñëw nag ñu audité ko ba mu leer ñu xam ne ni du mandat bii mu wax moo tax man loolu laa soxla comme que wax nañu te yaakaar naa nguur président waxoon naa bu ñu grévewul mu koy ndamoo naan 5 ans grève ñu wóor na yaa Rasulallah xajuñu ci kawam xam nga lu tax la ñu teg ci Ablaye Wade grève sëñ ba nañu grève Macky Sall daa saafara loolu lépp ku la jox suuf jox ko sa tur gis nga suuf sañu jox boo ko évalué 34 milliards la bi ñu ko doon jaay Macky Sall def ko ci suñu tur loolu du assise financière ñu yàgg koo xool mu jël jox ñu 475 bis jox ñu dette croisée ñun buñ dee gor est-ce que war nañoo taxawaat di gaare kaar yi grève daa bëri façon de ñun ay syndicats suñ pur et dur kon tey li xew xam nga lan la benn nit bu fi nekkoon daan wax maa moom sama big baa ngi nii ne woon naa ko encre bi léegi mu jeex de encre ba jeex na dama ni képp koo xamante ni gën gi mbindeef ba mu faatoo dañ ni ku ko doon jaamu dem na kuy jaamu yàlla nag suñu borom a fi ne ba léegi waaye képp ko àndoon ak directeur général muy def nga ànd ak moom te xam ne li du dëgg tey dem na te xamal ni yow tamit yow responsabilité partagée la foofu la ñu toll ci Dakar Dem Dikk. dëgg la ñu daal di dem rek si li nga xamante ni moo di Omar Gueye seen xeex yi ñaar doon li nga xamante ni lu metti la ba que li nga xamante ni mooy ndam bis dafa féete sa côté est-ce que amul lu làkkatu sa ginnaaw wala dafa am loo yaakaar. yàlla xam na ni li may yaakaar lenn la mooy dëgg parce que moom xam nga dafa day faral di wax man Sorbonne laa jàngee man jàngeewu ma Sorbonne maa ngi jàngee. université Daara Serigne Omar Mbaye ca Cité Senghor ca Taatu Mango ga Thiès moom mu génnee Sorbonne ñëw mu ni juriste la man duma juriste waaye tey de yaakaar naa ni maa moom seq nañu loo xam ne barki démb moo génnoon note d'information ne Omar Gueye yow dootoo secrétaire général dootoo interlocuteur barki démb li may wax je prends en témoin tous les travailleurs de Dakar les syndicalistes les cadres moo bindaat Omar Gueye secrétaire général convoqué ma ñëw ba foofu toog poser ko question muy naqi ma mën ko ginnaaw dem sama yoon parce que man li ma soxla xam nga mooy lan tribunal bii maa ngi moom nekk te bu neexee yàlla léegi mu jeex
yàlla leeral ñu xool kan moo am ndam parce que nag nekk directeur wala nekk ministre taxaw di jaay doole di ko wane wax dëgg yàlla rek am doole te waxoon naa ko. léegi nag li tax tey ji ndam yi ñëpp di ma woo di ma félicité xam nga ku toog ne la dinaa la licencié dinaa la daggate ay nitam di ma saaga ci Facebook moom mu taxaw ci télé bi lu nekk mu yàq ma lu ne def ma ànd ak yàlla ànd ak dal di tegu ci yoon te heure bu ne maa ngi génn di wax te li may wax mënu koo dindi ba heure bii kon tey bu demee ba ñu dàq ko mu yéene woon ma dàq amoon pouvoir boobu parce que lu mu signé noonu la yàlla dimbali na ma nag wax dëgg yàlla li ma ko waxoon ne ko yàllaa am tampon yàllaa am signature tey ji leer na nañ parce que maa ngi nii ci sama liggéey jàpp sama ñaambur mais yéenewuma ko nag dara jàmm rek laa ko yéene dañ doon xeex entre syndicat ak direction générale yàlla def na li mu def y a aucun problème waaw loolu dong moo tax nit ñi di ma wax dañ ma yéene woon jàmm yërëm ma parce que xoolal sa pouvoir élu par congrès démocratiquement moom mu ñëw taxaw di wax li muy wax na ko ci télé bi way un président élu démocratique c'est une fourrière on te four d'or noonu la ko waxee waaye man de du ma fuutur d'or tey de moom la ñu fuutur d'or jërë ngeen jëf. jërëjëf macha allah lu ñu mayoon si waxtu jeex na ki ñu dalaloon nag moo di Omar Gueye dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni nag moo fi jot ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nii lañ koy defee saa su ne Africa Presse 24 lépp lu ngeen soxla rek dinañ leen ko indil muy si bànneex ak si nakar dañ si ànd ak yéen parce que yéen a ñu fi tax a toog di leen sant di leen gërëm di ko bàyyi rek mu daal di tàggatoo ak ñi ko doon seetaan. waaw li may tàggatoo daal vraiment di remercier waat Sénégal gi yëpp ak ñi ma doon woo fu nekk ndeysaan xaw ma leen di ma ñaanal ndaxte rek jaay doole rek ndeysaan waaw ñoom ñëpp nag maa ngi leen di sant leen gërëm di wax rek ni vraiment li may ñaanal rek état bi surtout le président de la république mu gën ñoo jàppalewaat xam ni tey Dakar Dem Dikk société la boo xamante ni vraiment patrimoine national la te lépp lu mu man def na ko waaye nag tey rek comme li ñuy wax ndaxte nit ki soo àndeek moom mu jël teraanga jox la ko am na noo xam noonu nga war a taxawee parce que président li ko sénégalais yi tey doon xaar ak tey kii mu dénkoon kër gi tey fii mu mujjee am naa yaakaar ne bu xamoon noonu lay demee du ko dénk ñu nit bu ñu xamoon noonu lay demee tey du demee nii mais yàlla baax na ñu koy ñaanaat rek kii ñëw na ko accompagner jox ko vraiment moyen bu doy mu mën a liggéey wax dëgg yàlla problème du am parce que ñun tant que ñun problème yi nga am rek incha allah dañuy delloowaat buum ca gooy ba. jërëjëf merci beaucoup lii lañ leen indiloon di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah si beneen place jërë ngeen jëf.